salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gars yi ziar naa leen bu wér alhamdulilah tey dama ñëw def benn analyse ci Macky Sall discours bi nga xamante ni defu ko dañ ñuy dugalal vidéo discours Macky Sall tuuti rek ñu déglu après ñu daal di ñëwaat. Les recettes budgétaires de 2021 ont enregistré une hausse de 139 milliards, soit un accroissement de 5% par rapport à l'année 2020. C'est ce qui nous a permis de couvrir les dépenses de résilience liées à la COVID-19, aux inondations, au programme Xëyu Ndaw ñi et aux subventions du secteur de l'électricité. De plus, l'État continue de déployer d'importants efforts pour contenir la flambée des prix. Ainsi, pour la farine, le taux de la TVA a été ramené de 18 à 0% et celui des droits de douane de 5 à 0%. Sur l'huile, la taxe d'ajustement a baissé de 5%. Pour le riz, la suspension de la TVA reste maintenue. En outre, les prix homologués du gaz butane sont restés stables, alors que ceux du carburant n'ont pas connu de hausse. ginnaaw bi ñu ko seetaanee ba pare man jàpp naa ni waxuloon ak ñun quoi France la doon waxuloon ak sénégalais yi moo tax c'est pas important sax ñu koy déglu man ba léegi su dul lii du ma woon déglu sax discours bi mais dama bëgg a def benn analyse Macky Sall lu tax ren woowul journaliste yi nga xamante ni ñoo daan toog ci wetam di ko poser ay questions lu tax premièrement mooy Macky Sall li nga dund ci 2021 bi ñemee woo toog ñu la ciy laaj boo toogoon dinañ la laaj ci problème Sonko ak Adji Sarr lan ngay tontu. liñ naan lan ngay wax waa koñ ba nga may xool noonu lan ngay tontu ñaareel bi dinañ la laaj ci mbirum góor jigéen lan nga war a tontu loo tontu rek sénégalais dinañ xam foo féete boobu xam nga ni war nga cee tontu doo ci wax Sonko Adji Sarr war nga cee tontu doo ci wax Macky Sall war nga wax ci TER bi ñaata milliards nga ko jënde doo ci wax Macky Sall war nga wax ci 14 personnes yi fi dee loolu noonu ndax yaa ngi ci wala nekkoo ci doo ci wax Macky Sall war nga wax ci waajooju nga xamante ne moo jëloon ay papier jàmbur luubal ko nga mu ñëw si yow nga daal di koy recevoir jox ko xaalis bu takku mu daal di dem loolu boo toogoon dinañ la ci laaj dinañ la laajaat beneen question boo xam ne yàgg nañ la koo laaj mu nekkoon ren dernière question boo xam ne suñ la ko laajee di nga tontu oui wala non muy 3e mandat question yii yëpp journalistes yi téye woon ko doon xaar nga woo leen jour 31 décembre defoo ko kon yaa ngi daw say responsabilité yow yaay nit ki nga xamante ni yow la ñuy gën a déglu ci Sénégal parce que yaay président bi képp ku fi influenceur footballeur musicien sëriñ daara jàngkat ak lu mënti demee ñépp yow yaay seen président Sénégal ñi fi nekk ñëpp 14 millions wala 15 yëpp yow yaay seen président jullit chrétien ak nit ki lu mënti génn góor jigéen ñëpp yaa leen jiite lu tax nangu woo prononcé ci lii xew ci dëkk bi lu tax nangu woo ci wax c'est parce que y a quelque chose derrière ñi ma woo sa bopp yow ñi may wootoo sax sa bopp maanaam Macky ñi may wootoo sa bopp léegi dañuy am fitu wax ak yow wax la li nga war a def parce que yii yëpp ay questions yi loo xamante ni bi dañ nit ñi dañ la koo tegaloon pour ñëw laaj la ko nga war ci wax la moindre des choses sax nga prononcé si tuuti parce que jullit nga musulman nga te réew mi nga jiite 14 millions yi 95% yëpp ay jullit lañ di wooye ci ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nit ñi nag amatuñ ci yow confiance parce que li fi jot a jaar yëpp ñu toog di la déglu at ba at ñu lay déglu at ba at te waxoo ci prononcé woo ci pour lan pour quelle raison lu métti da ngaa war a taxaw leeral nit ñi nga ubbeeku nit ñi toog laaj la ci wolof nga wax ci wolof wax li fi xew yëpp mais toujours ay milliards est-ce que xam nga ni président li ngay tudd ci ay milliards buñ ko doon dégg ci ay li ñuy dégg ci ay milliards buñ ko doon laal ci ay millions di ko joxe ci ay junni kon ba léegi ñëpp tekk nañ dégg rek lañ ci am milliards il est temps nag ñu xamal ñu milliards mooy ñaata 1 milliard rek ñu xamal ñu mooy ñaata situation réew mi si tamit Dakar kese du Sénégal quoi waroon nañ wax ci TER bi mais situation yi moo ko laaj mu nekk loo xamante ni bii ñu bëri def nañ seen analyse biñ ciy gën a jël nag mooy bi ci Xalaat TV def parce que TER bi ñun liñ comprendre mooy ni dañ ñu koo andil jàpp ne ay dof lañ ko jox maanaam ñun dañ ñoo jàppe ay dof quoi maanaam Sénégal ñoom développé wuñ bu ñu leen indilee TER rek dañuy noppi gis nga TER avant mu fii ñëw
Dakar dem dikk yaa ngi fi car rapide yaa ngi fi kalandoo yaa ngi fi taxi bokk yaa ngi fi léegi sax jakarta yaa ngi fi ak moto yi cag-cag yi ku sentir dugg cag-cag da nga fay dugg ku sentir dugg kalandoo da nga fay dugg ku sentir dugg car rapide da nga fay dugg ku sentir dugg Dakar dem dikk da nga fay am na ñoo xam ne Dakar dem dikk rek la ñuy bañ a gis duñ ci dugg am na ñoo xam ne car rapide moo leen gënal taxi am na ñoo xamante ne fu ñu jëm taxi la ñuy jël am na ñoo xam ne seen auto personnel lañ yor kon TER du tus ba ngeen jël ko ba koo teg suñ kaw jàpp ne ay dof ngeen ko andil ba commencé ay ministre génn dañuy jox ay ordre. Ça sera interdit dans le train bi moom amul kuy sol tenue ñëw ni da ngay non da ngay sol sa yére bu set wecc boo demee sa liggéeykaay nga soogay sol sa tenue boo wàccee nga sumi sa tenue sol sa yére yu rafet dugg ci train bi. naan ñu waaw TER bi bu ngeen ci maanaam ku ciy dugg da ngaa war a service parfum ba mais mais TER bi jox leen ñu ko gratuite ba naan ñu da ngeen war a dugg def lii bu fekkee da ngeen koy jox gratuite da ngeen di préparer ay nit yoo xamante ne bala ngaa dugg ci TER bi boo taxee ci buntu bi moo lay piisal parfum nga dugg teel la say bagage yóbbu la ba fa nga egg mais TER bi lan la da ngay fay sa xaalis TER bi da ngay fay sa xaalis pour dugg ci bu ma neexee romb ko nii jéggi TER bi dem jël sama taxi wala kalando wala ma dox jeex na mais lan mooy TER c'est quoi TER fii ci dëkk Afrique yëpp ñu ngi commencé am ay TER nit ñi duñ ci sax dugg yow nga andil ñu TER boo xamante ne ba nga ko andee ba léegi ñun xam man sax man maa ngi sikki saaka ndax TER bi est-ce que normal na war a normalul parce que gaare bi ñu ko gaare fii leer na ma ne ñuy jaay feeraay jël nañ fi ay bagage ba dem jaay ko te yéen xamu leen ci dara mën na xëy fii pan ñu am problème du ma wax kenn bu mu ci dugg nag mais tamit il faut ngeen respecter suñu yaay yi ngeen di wax naan bu fi kenn dugal jën ak bu fi kenn dugal gis nga maire yi jaay jën il faut ngeen bàyyi xel leen ñoom dañuy dox di wër ñoom amuñu temps di dugg ci ay TER ñoom gis nga 300 francs yooyu wala 500 yi wallahi ñu doxee ko dem dundalee ko seen njaboot moo leen gënal ñu koy dugal ci ay TER da ngeen a dof sax comprendre leen maire yi tey bu ñu liggéeyee ba am bénéfice 1000 francs defe ngeen ni dinañ jël 1000 francs boobu di ko duggee TER xalaat nañ loolu wala 1500 di ko duggee TER 1500 boobu la ñuy dem dundale seen njaboot ñoom dañuy dox ñoom xamuñu ay TER ñoom dañoo fier ci li ñuy def maire yooyu ngeen di wax naan ay buñ ci dugal ay jën maçon yooyu ngeen di wax naan buñ ci dugal seen i peel ñoom xalaatuñ dugg ci ay TER ñoom dañuy économiser parce que yoruñu dara li ñuy bénéficier dañ koy jëlee ay car rapide wala ñu doxe ko seen bërëbu liggéeykaay comme neex nag mën nga dem jël TER bi jël ko mais bu mu tax ngeen yàpp kenn naan ay sénégalais li ñu leen defal rek ñu yàq ko wala lii patati patata mais kan moo leen ko defal des fois nit jox la benn marchandise boo xamante ni kala ko jox yeeyoo ko wala mu lay jaay dara maanaam waxaale ba ëpp maanaam jox gim la ko heure bi mu la ko waroon a jox bu la ko joxee beneen heure bu dul boobu dalay soof maanaam TER bu ñëwoon rek daw dina neex mais toog na lu mat 3 ans dawul poussière amul toppatoo seen dara amul toppatoo seen dara amul entretien seen stade yi amul entretien da ngeen koy tabax bàyyi ko stade yi tey leer na man boo fa demoon siège yi ngay toog sax yaa koy fëgg pour toog parce que bëri na poussière amul entretien TER bii du am entretien commencé naa yàqu kon yéen vous êtes kii ba ñuy jox ay ordre ñun dañ daan dund avant TER dañ daan dund avant Dakar dem dikk man li ma dugg ci Dakar dem dikk mën naa kaa compter ku nekk xam nga ci li nga mën a dugg pour mu yombalal la sa transport donte transport mooy lépp léegi nag sama deuxième partie bi dama koy daanale ci ànd sàmm jikko yi dama ciy wax tey ànd sàmm jikko yi dama ciy wax précisément ay tur yoo xamante ni ñi ngi ci Ababacar Mboup du code pénal waxoon na ci ay actes contre nature mais loolu fourre-tout la boo xam ne lu ne mën na cee dugg kenn xamul lu mu te la position officielle du Sénégal nga xam ne wax na ko ci EPU bu 2018 bii mooy Sénégal ci kasoy Sénégal amul kenn ku ñu fi téye ngir mbirum góor jigéen c'est la position officielle du Sénégal lii may wax gouvernement bi duñ ko weddi la position officielle du Sénégal c'est qu'il y a aucun homosexuel actuellement en détention wala bokk dans les prisons sénégalaises amul loolu la Sénégal wax ci EPU bu 2018 donc loolu kon leer na ñaareel bi ñu teg ci leneen loo xam ne war na tiital ku ne mooy le Sénégal code bu Sénégal wala loi bu Sénégal terewul ngóor jigéen ndax waxul ngóor jigéen loolu il faudrait que ñu bàyyi ko xel position officielle bu Sénégal mooy Sénégal terewul ngóor jigéen position officielle bu Sénégal mooy loi bu Sénégal waxul ngóor jigéen te effectivement y a pas homosexualité ci loi bi acte contre nature la ñu wax alors kon loolu dafay am solo ci ñu xam kon ndëgg sërëx yi nga xam ni dugal nañ ko te mën na daaneel société bi ndax dafay yàq société bi dafay yàq ndaw ñi bi mu amee nag ñu lancé pétition bi sénégalais yi signé ko massivement ñu jóge ci def une journée de mobilisation le 23 mai partout sur toute l'étendue du territoire national sénégalais bi ñu noppee ci loolu
ñu bind benn loi proposition de loi boo xam ni delluwaat nañ ci kilifa yi ku ci nekk ñu laaj la ci ban xalaat nga ci am biñ ko recueillir ba noppi nag ci lañ wëlbatiku ci ñi nga xam ni jot na ci askanu Sénégal ñu xam ni ñoom féete ñoon ak ñoom et te fii lañ ko war a waxee ñu delloo leen njukkal aussi ñun ko xam ànd sàmm jikko yi xam ni ñu nekkuñu ci ay posture partisane ndax bi ñuy def lii dem nañu seeti groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar dem nañ seeti groupe parlementaire bu opposition bi ak non inscrit ñëpp seeti nañ leen seetiwuñu kenn pour wax leen ni lii mbiru askan la kon du mbir moo xam ne des ci farfarloo waaye nag ñi ci nangoo volontaire donc lañ mën a teg proposition bi seen loxo kon jërë ngeen jëf honorable député Mamadou Lamine Diallo jot na ci sénégalais yi xam ne ñoom nekk nañ ak askan wi féete nañ ak askan wi te coono bu nekk sonn nañ ko honorable député Aline Souaré coono bu ne sonn nañ ko d'ailleurs moom il vient de voyage dafa tukki woon waaye moom lii dara jaralu ko fi mu nekk nii mu wuute ko ndax féete gu mu féete ak askan wi c'est important ñu wax ko ndax wax dëgg yàlla jërëjëf baat bu gàtt la waaye ku deful dara doo ko dégg kon askan wi gis nañ seen taxawaay jërë ngeen jëf ak seen nattangoo yi ngeen ko àndal yépp muy Cheikh Bamba Dièye Moustapha Guirassy Mame Diarra Fam Aïssata Sabara Cheikh Abdou Mbacké Soxna Assou Mbacké Rokhaya Diouf Aminata Diaw Mamadou Diop Decroix ak Abdoulaye Wilane te ku ne xam na ni Abdoulaye Wilane ci Benno Bokk Yaakaar la bokk kon ñun nekkuñu ci ay posture partisane ak i parparloo mbiru askan wi moo ñu tax a jóg kon nag Ndioko Dione honorable jërë ngeen jëf vraiment am nañ mbégte ci am ay ndaw yu mel ni yéen ndax ndaw loolu lay jariñ boo soxlaa yow may kilifa ga la nga soxla loola mu taxawal la ci te kilifa ga réew mi mooy le peuple sénégalais article 3 bu constitution bi moo ko consacré kilifa ga réew mi mooy le peuple sénégalais kilifa googu nag lu mu bëgg ndawam yi mu tànn dañ see war a taxaw. Maam Maxtaar bu Jamra Abdou Karim Gueye xurum xaq ñi ma ci xam Dame Mbodj Adama Mboup maanaam ànd sàmm jikko yi dafa nekk benn association boo xamante ni bii ñun ñépp war nañ ci bàyyi xel ànd sàmm jikko yi gis nga benn waykat da doon wax ni daaraay li lay jàngal nga xam baa soo xamul am yar bu tax foo jëm yóbbaale ko doo gëlam sunu marché yi tey foo fi dem boo laajtee ñu ni ñoo fi yor koom-koom bi fii saytuy mbiram lii mooy la woon doonoon fi mbaax tey nag li xew njàngum école jóge cay liggéey te du tax mu am lii xew fi tey di ñàkk kersa bu dee fi yéen ci jigéen ñi ak ndaw yi di suñu yaakaar yi tey te ba woon amul ndax yar ba woon daa wute ak yar bii fi tey tax ñi nga gis ku ne aw njaxam mu ni yar beeg ba woon seen wute mel na ni ñaari gaay ku ne wan ginnaaw sa morom di daw ficciw xelam diglu leen ku fi farlu tey bëgg a yar sa doom nooy def ba gis rajo yeeg télé yeeg filmam yu bon yi dama ëlëm soo nee du may ut ak njaboot nooy def ba gis soo nee du may ut ak njaboot nooy def ba gis ñi nga xamante ni bii dañuy jël ay télé teg ko seen kër xale yi di ko seetaan ànd sàmm jikko yi ñëw bëgg a dindi mbonte yi am foofu ñu ciblé góor jigéen gars yi est-ce que xam ngeen lu tax ànd sàmm jikko yi ciblé góor jigéen mooy lan góor jigéen yàlla da leen a alagoon ci xeetu yonent yàlla luut yàlla da leen alagoon ba mu jeex mais ànd sàmm jikko yi jàmm lañ leen bëggal góor jigéen warul daw ci Sénégal précisément di ci gërëm koo xamante ne bii mooy Ababacar Mboup mënoo xëy journée ba mu jeex te gisoo ko mu def ay poste yu bari ci wàllum góor jigéen ci Sénégal dañ ko war a dooleel jàppale ko Adama Mboup chaque jour ñu ngi dox ci lan mooy sàmm jikko yi wallahi gis ngeen bu ngeen fi toppee politiciens yi ñuy doxal ngeen bañ a sàmm jikko yi gis nga ñii nii nekk en sàmm jikko yi man li ma gisoon sax mooy ñu fexe ba ñaar wala ñett dugg ci assemblée nationale loolu il est temps ñu def ko quoi mbir mi nekkatul xeex boo xamante ni da ngay wër di dem fii def mais lii ci la bokk il faut ngeen jege état bi dëkk yi fi développé yépp loolu la kese maanaam valeurs yi ñi ko téye Sénégal valeurs yi ñi ko téye ñoo war a nekk ci assemblée nationale ñoo war a dige président Macky Sall di ko wax dëgg par force parce que nguur gi da koo donduwul ci ay maamam dondu ko ci ay rakam dondu ko ci ay magam yàlla moo ko jox bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir
il est temps ñu jël Ababacar Mboup def ko ambassadeur fii ci Sénégal muy sàmm jikko yi ñu ni ko ñoo la tabb ambassadeur ñun ñi nga xamante ni ñooy sëriñ daara yi ñun ñi nga xamante ni ñoo gëm diine di ko pratiquer ñun ñuy julli ji jumaa chaque jour ñun ñuy julli juróom waxtu yi ñun ñi nangoo yar suñuy doom mais mënuñu toog ay nit taxaw fii di influencer suñuy doom ba pare ay nit bëgg ñëw pour bëgg ñu sàmmal loolu ñu bëgg leen manque de respect kenn dégluwu leen chaque jour da ngeen a waroon a occuper télé yi nit ñi bàyyi leen may leen point d'antenne boo xamante ni bi di ngeen mën a wax ngeen wax seen soxla am ay coordinateur am ay waxkat am yépp ngeen di génn di wax il est temps ànd sàmm jikko yi ñu ngi leen di jaajëfal ci seen taxawaay bi ngeen am nii macha allah yal na yàlla fay leen ko te ngeen continuer te ngeen fexe nu ngeen duggi assemblée nationale parce que assemblée nationale ña fa nekk ñu bëri gëmuñu dara ñi ay naafiq lañ ñi xamuñu fu ñu bokk ay Jibril Waar kenn xamul fu mu bokk ñooñu ñëpp daal temps ngeen dugg fa wax ak ñoom pour ñu arrêter mbirum góor jigéen ak yenn mbonteef yoo xamante ne bii mi ngi am Sénégal parce que chaque jour booy seetaante rek doo xam sax noo war a yare sa doom merci beaucoup jaajëf ba beneen yoon ci beneen vidéo merci